noonu ginnaaw bi ni sant yàlla julli ci Seydina Mohamed ñu ngi ne képp koo xam ne teew nga ci bés bi fii ñu taxaw nag mooy këru làmb waaye balaa ñuy xaabaabal dañuy ñëw ki nga xamante ni mooy ki ngànk sport bi kooku mooy le ministre des sports Matar Ba ñu ngi koy nuyu bu baax a baax moom bi nga xam ni moo ngànk làmb di nuyu ki nga xam ni moom mooy le président du CNG kooku mooy le président Alioune Sarr ñu ngi koy nuyu bu baax di ko jaajëfal di ko jox wàccuwaayam ba mu mat di bëgg nag ñi nga xam ni ñoom ñooy les amateurs ki ko jiitee di Doudou Diagne Diecko ñu ngi koy jox wàccuwaayam moom it ndax ba làmba toll fii ci amateur da ci liggéey bu am solo ñuy nuyu nag axlu làmb yëpp bàyyiwuñu kenn waaye du nuyu mbër yi nga xam ne ñoom ñoo dugg si léegi ki nga xam ne mooy Moustapha Tine doomu Bawol gi ñu ngi lay nuyu bu baax di la jox sa wàccuwaay ba mu mat di nuyu ki nga xamante ne mooy doomu Pikine kooku mooy Boy Niang ñu ngi lay nuyu bu baax di la jox sa wàccuwaay ba mu mat di nuyu ñi fi teew ñëpp waaye nag balaa ñuy wax lenn ñi waral coow li ñi nga xam ne bu làmb suruxee ñoom ñooy ñëw ñi nga xam ne 2017 2018 làmb dafa suuxee ñoom ñoo ñëw yëkkati ko tëgg ay combat yu am solo yoo xam ni amoon na fi ñi nga xam ni ñoom ñooy waa Leewtoo production gàcca ngaalaama Pape Thialis Faye gàcca ngaalaama groupe Leewtoo production yëpp bàyyiwuñu kenn ñi nga xam ne dañ fi tëggoon lamb en 2018 tëgg Diène Kaïré ak Marley loolu stade ñoom Iba Mar Diop la woon ñu leen ci jaajëfal bu baax tëggoon Abdou Diouf ak Forza fan lañ ko defoon ca Diourbel jóge Diourbel nag ñëw nag Thiès benn dëkk ñaari gaar jël Baye Mandione boole kaak Modou Anta grand contre petit bi Leewtoo production ñoo ko fi njëkk def fii ci Sénégal lamb nag suuxee ñu ni grand contre petit kañ lay am Leewtoo jóge ca àll ba ñëw boole ki nga xam ni moom mooy Tapha Tine ak ki nga xam ni moom mooy Boy Niang combat bu doy waar combat bi nga xam ne amateurs yi ñoo ko soxla woon combat bi nga xam ni lamb ñoo ko bëgg Leewtoo taxawal ko Leewtoo gàcce ngaalaama léegi nag li may def mooy damay jox sama mag sama xarit ki nga xam ni place bii ma taxaw dafa daan taxaw di wax loo xam ni du dañ kooku mooy Malick Thiam Malick dama lay jox kàddu suma mag suma xarit micro bii xam ngeen di miin ngeen ko ci moom waaye li may njëkk def mooy dama lay bàyyi nga nuyoog waa Sénégal nuyoog amateuru lamb ba pare ñu doogay sóobu ci waxtaan Malick kàddu gàngoo jërëjëf Doudou ñu ngi lay nuyu jërëjëf Malick di kontaan lool ci introduction bi je pense que tey li tax ñu tase fii ñëpp xam nañu ko léegi mooy Leewtoo moo dellu si waat ndax dañoo ñëw ci làmb ji def fi saison bu nga xam ni saison bu extraordinaire la ñëpp naan ñii fu ñu jógee ñu def fi saison bi nga xam ni wax nga ko léegi ñu toog def évaluation jël une année sabbatique réfléchir analyser xool ban démarche novatrice la ñuy jël parce que mbir boo ci duggee da nga koy xayma soog a xool fan ngay tegaat sa tànk loolu moo waral ñu bari doon wax ana Leewtoo ndekete boobu ñu ngi ci ruq bi di Leewtoo di xool nu ñuy def ba indilaat amateurs yi lu bees tàq alors ñi nga xam ne ñoom la ñu tëgg tey min nañu Leewtoo xam nañu Leewtoo moo tax waxtaan ba mënta yàgg ndax nit boo leen jëflante signé contrat la ko war ci contrat ba yëpp mu remplir ko la nga war ci contrat bi yëpp nga def ko bu dellu see bu ngeen waxtaanee jubóo ba day yomb lool ndax Tapha Tine bu leen fàtte ni Leewtoo moo ko tëgg boole ko ak Yékini Junior yàlla may ko ci ndam Boy Niang Leewtoo tëgg ko boole ko ak Sa Thiès yàlla may ko ci ndam ñoom ñaar Leewtoo jig na leen Leewtoo ñëw boolewaat leen pour ñoom ñaar pour un combat inédit parce que combat bi musta am ci làmb ji du tàngal ceeb du revanche du déjà vu combat jànq c'est un combat jànq alors mu opposé ñaari adversaires yu nga xam ne seen carrière boo koy xool ak seen progression ñoom ñaar ñëpp dañu ñëw ba egg au sommet de l'arène mais ci seen biir parcours dañoo am ay adversaires yu leen boole moo tax Leewtoo fi mu wokk moom mooy xasan xaw ma ku leen di digal mais li mu leen digal loolu la amateurs yi bëgg parce que c'est un combat dicté par la marche de l'arène plébiscité par les amateurs mu nekk combat bu nga xam ne ñoom ñaar Sa Kajoor numéro 2 boole na leen parce que ku ci nekk bëre nga ak Sa Kajoor numéro 2 tàggalikoo ak moom ñoom ñaar guy gi boole na leen ku ci nekk boole nga ak bëre nga ak guy gi tàggalikoo ak moom
ñoom ñaar Lac de Guiers boole na leen ndax ku ci nekk bëri nga ak Lac de Guiers mu boole la ci palmarès kon ñoom ñaar bu ñu leen boolee làmb moo leen war a boole bu ñu leen boolee gàcce nga làmb mu nekk ñaar ñu nga xam ne kenn du ci yàq làmb Tapha Tine presque 1 an wala 2 ans mi ngi nii buntu bu ne fëgg nañ ko buntu yëpp tëju ndax koo jox avance am ay mbokkam boo leen wanee gannaaw ñun la bu ci dugg waaye càppaacoli gi nga xam ni moom xàmmewul bu ñu boj ak bu ñu boxam ba ñu ñëwee ci moom la leen ni ki fi ñëpp bàyyi nañ ma ko jox looloo tax combat bii nar a neex mu nekk combat bu nga xam ne luñ ciy xaar ci làmb mën na ci am bu dee bëre rek ñoom ñaar bëre nañu ba bëre fu dara newul opposition de style la gars yi di xalaat parce que tey bu ñuy wax Boy Niang c'est l'intelligence c'est la tactique c'est l'intelligence en mouvement sañ-sañ lay bëree xel lay bëree macha allah muy bëreeg Tapha Tine qui incarne la puissance à l'état pur kuy bëreeg moom say ay boo demee ci sëñ ba da nga naan téyel ma loxo yi Boy Niang ni ko dinaa la raagloo raag bi ngay woote dinaa la ci wuyu si kon nag ñoom ñaar defe naa ni combat la bu nga xam ne jarul ñu ciy sori dina neex ba passé neex merci Leewtoo merci ci ni ngeen gëmee làmb ba dellu siwaat ci làmb parce que ñu bari ne woon nañu tëgg séméñ ak ndënd lay doon neex benn naqari benn waaye vous êtes des hommes de défi xam ngeen li ngeen bëgg xam ngeen fi ngeen jëm tey jii lii prouvé na ko te lii nag lancement la film bi ñëwagul waaw ndax man damaa nekk ci ruq yi dina xi dàmbalaa fu ne laay dugg am na lu ñuy togg lu nga xam ne bis buñ ko yàqee gars yi dinañ ñëwaat ñii xanaa danoo dafa ku leen di finance ak ku leen di déy waaye ku am ñi ma xam ñu nekk sa gannaaw doo juum ci lam kon nag dañuy daal di rek commencer waxtaan bi di la gërëm Doudou di gërëm la maison mère RTS di gërëm chaîne bi nga xam ne tey jii gàcc nga làmb moom moo démarré lépp ba tey jii làmb egg fi mu egg ba mu ci nekk wéetoon na lool ci àll bi waaye tey gisal caméra yi ni mu toll loolu nga wax dinaa mooy taaw te taaw bu baaxee lu ca topp baax kon nag ñu bàyyi leen ngeen doxal ñu joxe parole yi ñu daal di gaaw ndax nawet merci du fees nag parce que saison bi commencé gul li ñuy def mooy présentation de l'affiche ku ne dañ ci sànni ay kàddu rek mais nekku ñu naan Boy Niang nooy def Tapha Tine ay Tapha Tine nooy def Boy Niang eggaguñu foofu dëgg la Mari merci jërëjëf kooku mooy suñu doyen suñu xarit yal na yàlla def tawféex di la jaajëfal bu baax ndax bi àll bi lan demee da nga xuus kenn jàllewul la Malick yàlla na suñu borom defal tawféex mais nag sans plus tarder dañu jël kàddu gi jox ko ci nga xam ne moom mooy DG Leewtoo production ñu koy wax Pape Thialis Faye Pape kàddu gaa ngi noonu. auzu billahi mina sheytaani rajim ñi ngi nuyu ñëpp di nuyu surtout presse bi pour préciser aussi ak waa CNG que lii nekkul face to face donc présentation affiche la affiche boo xam ne entre Tapha Tine la ak Boy Niang 2 di nuyu ñëpp di nuyu la presse parce que lu ñu gën a soxla mooy presse bi ñëw jël affiche bi parce que affiche bi dañu ko jël jagleel ko population jagleel ko amateurs yi parce que c'est la demande sociale demande amateurs yi la donc ñun ñii Leewtoo di ñëw si lamb ji nekkaat ci te lu ñu mën a def mooy tey xool affiche bi nga xam ne amateurs yi bëgg na ko ñu indi ko te lii bokk na si affiche yi ndax balaa ñu fiy jógee dañ joxe exclusivité beneen affiche boo xam ne xëy na amateurs yi bëgg nañ ko ñoom ñëpp yàlla def na mu sotti tey waaw donc loolu laa moom di nuyu Boy Niang di nuyu manager am di nuyu famille Boy Niang di nuyu waa am supporter Boy Niang yi di nuyu aussi Tapha Tine bi ak manager am ak famille am ak aussi supporter Tapha Tine di nuyu aussi suñu équipe Leewtoo bi nga xam ne ñoom depuis presque 1 an ñu ngi liggéey pour que incha allah bu ñu ñëwaatee ñu def affiche yoo xam ne Sénégal dañ ko bëgg waaw. mais Pape du ma la bàyyi affiche bu doy waar bii muy combat jànq réew mi yëpp naan combat jànq du am nga indil nu doomu Pikine beeg doomu Bawol bi noo def ba tëgg combat bi Pape moo yëm ñëpp. waaw lamb ji foog naa ñu def li ñu si defagum ni am nañ si expérience parce que am nañ si tolof yu bëri yoo xam ne dañ si génn analyser jàngat ko jël ko def ko loo capitaliser comme positif si ñun. ndax ñu si gis am nañ si tolof ak Modou Lo nekk suñu frère. te ba léegi dara changé suñu relation. te yooyu yëpp dañ koy ay jaar-jaar yoo xam ne dañ ko capitaliser mu jaroo ñu tey ñu gën a dugal si lamb ji donc am si expérience. aussi li nga affiche yi nga wax nii tey bu ñu ko doxalee aussi am nañ coordinateur boo xam ne lépp moom la. muy Max Margan. waaw donc lépp luñ fu teg affiche rek moom moo ko dox. waaw donc moom aussi ñu koy remercier
di ko félicité ne koo xam ne vraiment nitu làmb la. mooy Max Mbargane. waaw moom mooy kooku mooy làmb la kooku Sénégal yëpp wax nañ ko. mais dama dégg léegi ci wéy boy dama ko for léegi ci say kàddu. nga ni yéen ngi waajal loo xam ne du ngeen koy yekkee réew mi yëngu. Pape lan la. waaw donc mën nañ joxe exclusivité bi mooy Sa Thiès Garga aussi taxaw na waaw donc loolu aussi exclusivité la boo xam ne ñi représenté Garga Sa Thiès ñu ngi fi et je pense que loolu aussi taxaw na incha allah d'ici semaine prochaine ñu matérialiser ko. mais man sama problème mooy dama xaw a jaaxle parce que dama tiit nii combat yi gën a jafe ngeen taxawal Sa Thiès Garga Mbossé nu mu taxawee nu ngeen waxtaanee. Max ngay laaj. Max dinaa ñëw ci joxal ma Max. aywa Max foofu mais Max. Max gañ laa waaw Max moom mais Maguette. mais Max Mbargane man li ma yëm mooy yi gën a jafe nga tëkk. Thialis nee na waa Leewtoo yëpp dañu jël seen xalaat seen lépp jox la Max nooy taxawalee combat yi. waaw xam nga ginnaaw ba ñu nuyoo assistance bi fi ne yëpp. sant yàlla julli ci yonent bi gërëm suñu ñaari waajur di ñaan jàmm ci réew mi. xam nga problème mooy Leewtoo bi mu ñëwee. waxoon na objectif am. dëgg la xëccoowuñu dara mais bàyyiwuñu benn mbër bàyyiwuñu benn combat. kon combat bu neex askan wi rek Leewtoo dina ko démarché su jiboo dinañ ko taxawal. defe naa bi ñu doog a dugg si loolu la ñu waxoon. tey nëggul fàtte ne 2017 2018 boobu ngay wax. waaw Leewtoo journée bu mu tëgg 20 écrits ñoo koy bëri. dëgg la doo gis ñaari écrits bokk ci benn journée. loolu moo lay wane ne ñoom dañu bëgg lamb ji au moins di ëpp ci mbër yi di bëri. moo tax nag gis nañ ne Garga ak Sa Thiès fii la ñu waxtaanee ak ñoom ndax gis nañ ne amateurs yi bëgg nañ ko. bëgg nañ ko wax jot nañ ñaari mbër yi jot nañ seen i ménager jiwoo nañoo ak ñoom incha allah semaine bu ci yàlla àndee dinañ ko finaliser incha allah. dinañ ko finaliser. waaw mais loolu doy na waar. jërëjëf foofu rek ngeen ñëw wala seen yaram dafa tàngagul. non déggoo li ma la wax région yaa ngi laaj seen wàll Thialis boobu léegi téléphone am fay dañuy bëgg ñëpp ñam wala li ëpp ci mbër yi ñam donte mbër yi ëpp journée yi. dëgg la jërëjëf. jërëjëf Max loolu dëgg la Max kontaan nañ ci yow léegi nag xam nga Leewtoo yéen dafa am lu ma leen di wax mooy da ngeen làq te ñëpp ni làmb dee na ngeen jóge fee ñëw def loo xam ne réew mi ñëpp a yéen amateurs yi ngeen bëggal amateurs yi ñoo soxla woon ay combat jànq làmb am na fu mu tolloon dafa suuxee woon li ma wax sànq en 2017 en 2018 ngeen ñëw tëgg ay combat yu extraordinaire lu réew mi yëpp di yóbbu tey nga fi jeex na roi des arènes bi nga xam ne moo lëmbee adduna bi kenn xamatul foo jëm muy Covid 19 kenn mënu ko daal waaye ci biir Covid bi ak jafe-jafe yi mu am ngeen tëgg combat yu am solo yi Leewtoo gàcce ngaalaama Pape Thialis Faye yow say collaborateur gàcce ngaalaama waaye nag sans plus tarder ba tey xam nga yenn saa yi je suis le griot des temps modernes yenn saa yi ma làkk tubaab tuuti damay ñël jox Boy Niang kaddu Boy Niang nga wax ma combat bi yow Tapha Tine nan la taxawee ak nan nga accordé ak waa Leewtoo production. waaw asalaamaaleykum maa ngi nuyu ñu fi teew ñëpp ku ci nekk sa tur ak sa sant et puis di nuyu suma adversaire Moustapha Tine di ko ziar di ko jox wàccuwaayam di nuyu Leewtoo production équipe bi yëpp en particulier mi nga xam ne mooy DG muy Thialis ak Diaw di leen ziar bu baax di nuyu suma ménage ak sama équipe bi la fi àndal di nuyu suma papa yu nekk yëpp di leen ziar bu baax a baax waaw Pape Thialis dafa ñëw waxtaan ak staff bi comme ni ñu amee habitude yu koy def rek boo bëggee sama combat da ngay waxtaan ak staff bi et puis waxtaan bi yàggul parce que gars am na fu ñu taxaw mu fekk leen rek mu yomb incha allah ñu xam ne war a bëri bu baax. ñu war a bëri moom. léegi ñu jël mbër mi nga xam ne kenn ñemewul bëri moom. kun ko jox nga delloo avance bi ni ko Malick Thiandoum waxee léegi. bon Pikine bi jël ko lu tax nga jël combat bi. waaw lu tax ma jël ko mais combat bi staff Boy Niang bëgg nañ combat mais Boy Niang moo gën a bëgg bëri Tapha. yaa bëgg combat bi. maa bëgg bëri parce que dama xam ne Tapha champion la et puis ñun ay xale lañ ci làmb mënuñu def lu Tapha deful ci làmb. ay xale lañ dañ nekk ay xale dañu am yoon et puis dañu war a bàyyi ñu kon ne suñu yoon ay xale lañ defaguñ ci dara ci làmb li ñu dese moo ëpp lu ñu def donc ma gisee Tapha champion la et puis ba may commencé ci làmb may fàttaliku nekk booy combat bu ma jëloon rek gars yi ñëw làmb ji la naan tey laay dee ci làmb et puis man dama bëgg loolu quoi dafa bokk ci man. da lay dundal. waaw dama bëgg loolu waaw dama bëgg combat yoo xamante ni Tapha nit ñi bàyyi nañ ko fekk bàyyiwuñ ko te jàpp naa ne bu ñu ko booleeg Boy Niang combat bu neex lay doon. dinañ bëre
su bëggee bëri dinañ xeex su bëggee xeex incha allah. li ma lay mujj laaj mooy Leewtoo production ñoom loo leen di wax xale bi waaw Leewtoo dama leen ziar rek di leen bëgg bu baax ci biir jataay bi ni yaa ngi gis ñu annoncé beneen nouvelle wax ne am na beneen combat bu taxaw xam nga loolu defal làmb la làmb boobu boo ñëwee boo yokkul rek da ngaa wàññi et puis ñoom ñu ngi yokk quoi bu leen di bëggee bu baax di leen ñaanal jàmm dañuy wax combat ñu teg yëpp suñu boom defal leen jàmm ngeen am si réussite bu parfait bu importance incha allah ñu ngi ziar ñëpp nag di bëggee ñëpp waaw di wax Tafa di ko ziar di ko wax ni combat bu neex la maag moom parce que man dama jàpp ne ñor tab bi moo gën gësam ñor tab bi ñor tab bi moo gën gësam waaw Tafa champion la man ak moom dafay neex te amateur dañ ko bëgg combat amateur la combat jàng la waaw bu jeexee rek jeex na incha allah ndeysaan jërëjëf Thialis joxal ma Moustapha Tine mu nuyoog waa Sénégal wax ma combat bi mu taxawee nan la ko dundee Pape. waaw Doudou salaamaaleykum maa ngi lay nuyu di nuyu journaliste yi fi teew yëpp di nuyu suma entraîneur en même temps mu ñëw teewal fi sama ménager moo koy nuyu di nuyu Pape Thialis ak ñi mu àndal di liggéey ñëpp di nuyu aussi Boy Niang suma frère comme ni mu ko waxee maa ngi ko koy delloo cër bi di ko wax ne ko jàmbaar la mais am na bés quoi na leer te kiliya ok waaw di nuyu Sénégal yëpp di nuyu sumuy supporters di nuyu waa Bawol aussi di nuyu Bawol yëpp fu ñu ne ci àdduna di nuyu képp kuy bëggee Tapha Tine ak ñi ma doon ñaanal naan Tapha Tine yal na am combat di sant aussi papa ak El Hadj Thioune nga xam ne ñoo mooy xelal Pape Thialis xam na ci dara donc Pape Thialis nag dañ koy remercier côté bu nekk waaw mën naa ne bi mu ko annoncé léegi deful une semaine combat bi taxaw kon mën naa ne jàmbaar la quoi en même temps dégg naa dolli na Garga ak Sa Thiès yàlla na ci dolli yeneen i combat ñu ngi koy ñaanal lool parce que jëree la dañ ko war a jàppale waaw loolu weesoo nag di sant yàlla bu baax a baax di sant su mooy waajur bu wér a wér di ñaan yàlla feebar bi yàlla na ko fi yàlla jële nu mu gën a gaawee bu activités yi xam nga kenn ku ne dellu ci sa ay activité daala parce que xam nga ñëpp jaaxle nañ quoi comme ni ñu koy waxee du noonu waaw mais Tapha waaw grand contre petit bi coow li bare ku ni grand contre petit nga roccee ku jël sa morom yow nga jël gone Pikine gi lëmbee àdduna bi combat bi du risque ci yow wala non man benn combat du risque ci man man mën naa ne ponk li ñuy wax ci làmb yëpp man maa leen daan xoolal bu baax li mu la wax loolu dafa leer cargo yi ni ci làmb ji yëpp man maa leen daan kon Boy Niang taxaw ci kanamu Tapha Tine wax dëgg yàlla du risque ci man vraiment champion la mbër la def na fi lu ne ma koy ñaanal wér bu bés ba man li ma jàpp laa jàpp de man xaw ma keneen lu mu jàpp sama yoon na wuji keneen lu mu jàpp quoi mais man Tapha Tine li ma jàpp bu bëree ma daan ko bu xeexee ma daan ko man loolu laa jàpp quoi loolu nga jàpp leer na waaw kàddu gu mujj gi suma frère nag maa ngi koy sant di ko gërëm ci combat bi mu jël parce que wax dëgg yàlla comme ni ñu ko waxee taxawaloon combat Tapha Tine jafe na côté bu nekk vraiment seeti nañu fi ku nekk waaw ku dem bu ay contrat ñu ne la ñëwal jël xaalis xam nga combat bi yàqu ma toog di muñ xam nga toog di seere ñi mu war a xelal di mu xelal dalal dina ñëw ba tey bés ñëw na kon mun naa ne sant yàlla quoi bi Boy Niang nangoo break man ma koy remercier ci côté boobu voilà mu ngi noonu kon maa ngi jaajëfal Sénégal yëpp di ñaanal ñëpp jàmm di wax ne kontaan naa ci Pape Thialis aussi moom ñi muy liggéeyal ñëpp yal na leen yàlla gën a jàppale quoi di sant aussi presse bi di jéglu ci tardement bi xam nga di jéglu ñëpp daal a ci jaajëf bu ci kanam c'est bon. Boy Niang dafa lay wax non bu ngeen toppee tontante yi signature ngay bëgg a signature lay doon te waaw CNG mais day Boy Niang tëjal rek waaw waaw jëru ma micro bi pour tontu Tapha Tine sax dama jël pour nuyu waa kër Cheikh Sadou bi waa kër Cheikh Mohamed Fadel di nuyu waa Pikine bi ma jógee di nuyu suma ay soppe suma ay am di jàmm suma ay fan di leen bëgge bu baax képp ku sopp Boy Niang di ko bëgge di ko ziar maa ngi lay bëgge di la nuyu bu baax a baax surtout fi ma bokk waa kër maam Cheikh la Cheikh Sadou Abi waa kër Cheikh na wul du maam it maa ngi leen di ziar sama waa kër maam Cheikh Ibrahima Sax maa leen nuyu di leen ziar bu baax jaajëf jërëjëf Boy Niang
balaa ñuy tëj nag suma xarit la bokk ci Leewtoo production Diaw xam naa ne am ngay kàddu yoo ci war a yëkkati. asalaamaaleykum mbooloo mi maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp seen tur ak seen sant di leen gërëm di remercier le président directeur général de Leewtoo production muy Pape Thialis Faye di remercier ñaari mbër yi di remercier la RTS bi nga xamante ni nag ñooy suñu partenaire pour toujours parce que daaw bi ñuy tëgg lamb en 2018 ñoom ñoo doon suñu ay partenaire ci lamb ji cette année aussi ñoom lañu fas yéene àndaatal pour tëgg saison bi alors donc on remercie le directeur général de la RTS ak tout son personnel parce que heure bu ñu leen soxlaa rek dañ leen di gis di remercier nag toute la presse ici présente parce que vraiment amoon na ay xat-xat en une semaine la ñu def lépp mais démb bi ñu leen wooyee kenn hésité wul ñoom ñëpp a teew tey donc la presse on vous remercie donc di remercier aussi le personnel de Leewtoo comme ni ko Pape Thialis waxee léegi c'est un personnel dévoué à la tâche ñoo xamante ni dañu gëm lu ñuy def daaw ba ren tëgguñu lamb mais ñu ngi doon réfléchir ci ay stratégie comme ni ko Malick Thiandoum waxee di xool nan la ñuy mën a dugaatee ci lamb ji ba réussite bu ñu amoon ñu am réussite bu ko ëpp parce que soo jàllee fenn ñëpp ñu def lu baax sooy ñëwaat tu n'as plus droit à l'erreur da nga war a def lu raw li nga defoon donc loolu moo teew taxoon tekk googu am ñuy réfléchir alors mbër yi aussi ñu ngi leen di remercier bu baax a baax a baax parce que jafe lu ñu dara parce que mais nag ñoom si suñu équipe lañu bokk parce que ñun dañoo am équipe bu mbër ñii ñëpp tëggaloon nañ leen mooy ñoo xamante ni bi ñu waxee ak ñoom xam nañu ñun ñooy ñan ñun xam nañ ñooy ñan ils sont on est tombé d'accord sans aucun problème alors affiche bi ñu leen fi wax léegi tam aussi waxtaan nañu comme ni ko président Pape Thialis Faye waxee waxtaan nañu ak mbër yi waxtaan nañu ak manager yi xam naa ni dinañ annoncer la presse la semaine prochaine kañ la ñuy def présentation wu ñaari mbër donc loolu laa amoon lu ma leen di wax di leen remercier yéen ñëpp parce que bon asamaan si neexul ñu jéem a xool rek la prochaine fois ñu ñuy jéem a def pour que c'est quelques problèmes d'organisation qu'on a eu ñu mën ko jéem a faj ñu leen gërëm di leen sant